SB Samsung Brand Shop nekk fii ci cité Kër Gorgui moo leen di may li xew ci biir internet bi. nuyu nañ leen yéen téléspectateurs yi nuyu nañ leen yéen internautes yi heure bu baax bi jot na 13h30 wala bu ñu paree xibaar yi nga xamante ni rédaction bu télévision Futurs Médias dicté nañ leen ko ñun ñu ñëw yaatal li nga xamante ni moo xew ci biir internet bi wala li ci internet bi comme ni ngeen ñu ko proposé loolu la émission bi ñun ak yéen la c'est interactive comme ni ñu ko baaxoo di defee altine ba alxames ci bu waxtu wi jotee ñu ñëw yaatal bu gën a yaatu li xew ci réseaux sociaux yi internet dafa yaatu géej la ma andi ceeg mairie tey nag demande d'explication démb comme ni ngeen ko xamee woon xam ne gis nañ ni démb ñëwul man rek maa fi nekkoon mu bàyyi ma ci nii ma patauger maanaam comme que inondation dafa xew ci laa duggoon mais moom tey balaa ma ko nuyu il faut mu wax ñu expliquer internet yi fan la nekkoon mairie nuyu nañ la nag nga wax ñu foo nekkoon yooyu yëpp démb expliquer naa la joxe ay explication wan la sax ay image preuve dafa baax ci jamono ji ñuy toll nii si preuve photo yi sax boo demee dinaa vérifier waat est-ce que datewul bu yàgg tey suba yaa ngi wax 2015 nuyu nañ la maa lay fay Mamadou Ndiaye di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo di ñu seetaan seen émission heure bu baax bi jot na comme yéen a koy faral di wax te nag balaa maa démarrer émission bi damay téye santeeg Ndiaye ba pare parce que Ndiaye démb dafa taxaw ci télé bi wax lu ko neex maa ngi tëdd sama lal feebar depuis samedi ci guddi laa feebar grippé ndax dama tawte waaw wax naa ko sànq ci yeewu leen bi yow nga tëdd naan mairie dafa inondé da doon as ndox moo tax affaire bi feebar ko te loolu yëpp du ci dara du ci dëgg feebar daal ma téye woon manqué nga ñu démb ci internet yi laajte nañ la demandé nañ la surtout bi ma joxee explication ne da nga tawte woon da nga inondé woon et puis ngàcc nga ba sonn dinañ ci ñëw mais balaa boobu ñu gërëm bu baax suñu sponsor officiel di CSD nga xamante ni mu nekk fële ci cité Kër Gorgui rond-point cité Kër Gorgui mu nekk foo xamante ni mën nañ fa am ay jumtukaay yu am solo surtout ay téléphone portable Samsung bi nga xam ne comme ça suñu téléphone yi léegi waaw ay téléphone portable ay Samsung comme ni ngeen ko gisee nii bi Note 20 Plus bi la am na aussi ay coque am na boo leen bëggee coque boo leen bëggee aussi li nga xamante ne mooy protéger seeni téléphones yi loolu yëpp c'est possible électroménager frigo four li nga xamante ne moo di aussi nu mu tuddati damay fàtte tur bi waaye lave linge yooyu yëpp mi ngi fa boo leen ko bëggee da ngeen di dem foofu ci CSB wax nañ ko mu nekk fële ci cité Kër Gorgui adresse bi 33 la 822 47 00 wala 77 420 34 48 ñu nga rond-point cité Kër Gorgui wax nañ ko benn showroom bu yaatu la yanj lool comme ni ngeen ko gisee léegi ci image yi mu nekk lu am solo li nga xamante ni ñoom ñooy sponsor officiel bu li xew ci biir internet bi wala li ci net bi balaa boobu dama leen ni balaa mairie wax sax ñu njëkkee ak image bi wane ni mairie nii la yeewoo seetaan leen yéen a may sa doom bàyyi. voilà. maa la ëpp boobu. voilà doy na waar mi ngi noonu. nekk na situation bi nga xam ne dama la bëggoon wane image dafa mel ni sa sëriñ dafa baax daal. maa la ëpp boobu du question sëriñ maa la ëpp boobu ndaxte nit ñi xam nañ ne que ne mais maa ngi koy envoyé nit ñi xam nañ que ne li ngay wax li amul te ab basé wooy sax Mamadou mayaale ma remercier aussi ñi nga xamante ne mooy internet yi parce que hier franchement j'ai reçu tellement de messages que man mi sax daf ma jaaxal. dañuy wane dañuy seetaan émission bi. waaw non franchement déedéet waxuma loolu de dama ne j'ai reçu tellement de messages ñi may souhaiter prompt rétablissement ñi naan est-ce que Ndiaye li mu wax dëgg la yow xale yi ndaw yi sax dañoo gëm li nga wax naan est-ce que mairie dafa inondé moo tax musuma inondé photo bi nga wane noonu man ma dëkk appartement deuxième étage dina inondé koñ bi moo inondé mais kon inondé la rek déedéet ñëpp noonu la ñu def koñ bi moo inondé léegi ñun pour dugg ci biir kër gi dañuy xuus jàll yëpp inondé la rek ci suuf taw bi yow du yow fi li an sama kanam yow wala ma image bi nga xam ne mairie ni mu yeewoo ayca wan leen ko lii de man kii xaw ma kan la kii moomu sut voilà image bi ba tey ba kiiwagul maa ngi jéem a envoyé mais ba tey kiiwul mais bon. yow da nga ma waroon wax ba yaa ngi tane.
mais ci loolu laa njëkk ndax suppal nañ ma ndax jox nañ ma tisane yooyu nga ma war a laaj. ku feebar. yow sama kanam bi dafa xaw a dem ni sànq ba Khadija loolu ma. mais baax na maa ngi déglu waa régie équipe bi nekk ci ginnaaw ba xam naa image yu pare na bu paree ñu proposé ko téléspectateurs yi mais surtout parce que da gars yi dañ doon xaar ak réaction yi ci réseaux sociaux yi muy page Facebook bu télévision Futur Média wala hashtag bi sunu net gis nañu aussi leneen li nga xam ne dañ koy gërëmee voilà image baa ngi nii balaa ñoo ñëw mi ngi nii ni nga yeewee. kii góor la de. mais même chose rek dama la suturaal nii moo tax ma jël image dama la suturaal nii daal. mais yow yaa yeewoo nii mais di wane nii lii démb dañoo ñëwoon ci. gars yi kaay leen ma wax leen nag lii dëgg. Mamadou Ndiaye dimanche matin la ma woo. lii xam nga ni lii yow la. waaw bon. dama la suturaal yaa ma woo dimanche matin ne ma ni nga yeewoo. dama doon wax ci internautes yi gis nañu importance bi ñu jox émission yi réaction yi bari na commentaires yi bari na. gis nañu à chaque fois bu ñu commencé live yi ñëpp daw di ko koj comme ni ñu koy waxee ci page Facebook bu télévision Futur Média actuellement en live équipe digitale bi di leen gërëm hashtag bi sunu net la te gis nañ léegi tendance bi sunu net la ci Twitter tendance bi dafa gën a yéeg. waaw tendance bi dafa yéeg ñu si fier lool te di si remercier aussi ñi nga xamante ne ñoo di internautes yi. parce que gis nañ que ne depuis émission bi mu commencé ba léegi le hashtag sunu net mi ngi daal di gën a yéeg si trend yi moo xam Twitter moo xam Facebook ndax ñëpp ñu ngi wër di ñu tagué pour li nga xamante ne moo di image wala. kii kat la wala leneen ak leneen bi dafa relax gars yi ni ñu leen di joxe information bi dafa neex yëf yi daal comme télévision Futur Média comme réseau social boo xamante ni day partager information yi mais surtout di vérifier di leen gën a xamal li nga xamante ni aussi mooy nan la ñuy jëfandikoo jumtukaay yu xarala yi comme ni ñu koy waxee. exactement on se prend pas la tête les gens sont assez stressés donc ñun suñu rôle mooy déstresser leen tout en vous donnant les bonnes informations et en vous faisant rire. voilà léegi déstresser boobu nga doon wax. waaw ñu njëkkee ci challenge bi xoolal Ndella Madior. ayca ñu dem ci maman Ndella. acca statut WhatsApp yëpp mi ngi ci. waaw ci réseaux sociaux yi ndax stress moom amul jarul. waaw moom moo fi lancé woon je veux des cœurs. mais ci lii son bi muy kii nii challenge la. challenge bi nga xamante ni gis naa ni ci réseaux sociaux yi fii Sénégal gars yi utiliser wuñ ko mais sur le plan international dafa dox ci YouTube yi gis naa ay plus de 20 millions de vues. effectivement ci li tudd Jérusalem. waaw benn chanson bu tudd Jérusalem la benn chanteuse bu tudd Nomsembo Zikodé moom moo ko way. en featuring donc vidéo bi voilà avec Mr Kidji vidéo bi nag ça a été vu même de plus de 120 millions de fois. te 2019 la daal di génn donc à la base nag kii bi challenge bi danse bi. c'est une danse sud-africaine boo xamante ne dañ ko doon def ci mariage yi. mais benn groupe de jeunes hommes angolais. ñoom ñoo ko jël daal di ci defaat seen chorégraphie yor benn assiette lekk. donc fa la challenge bi juddoo nag nit ñi à chaque fois bu ñuy jël di def challenge bi gis nga ko comme nii dañuy daal di yor li nga xamante ne moo di assiette lekk wala boolu lekk. mën nañ ci seetaan tuuti ñu gis challenge boo xamante ne actuellement. c'est devenu viral gis nañ ko ci réseaux sociaux yi internet bi dafa wër àddina. non loolu laa la doon proposé déet. 1 milliard. mais da ngay am dañ def 1000 rek yow tamit bàyyi bul yéegal. damaa gis kat ay 20 millions de vues. bul yéegal niveau bi 120 millions de vues dans le monde. non clip officiel moo am 120 millions de vues. voilà mais damay gis ñoo xam dañ koy reprendre comme lii. mais ñii kay ñu bëri ñu ngi ci kii mais peut-être mën nañ ko def. mais nañ def. maa ngi yow nii ñu daal ko def ensemble ñu def ko sax anniversaire Futur Média bi ñu def ko. anniversaire Futur Média passé na puis prochain anniversaire. mais ci weer bi yëpp dañuy anniversaire. mois de septembre yëpp. waaw baax na. nañ def lii. waaw man je suis partant ah. tu es partant. ñi nga xamante ne aussi sont partants mën nañu ko def hashtag bi fii ci actuellement envoyé leen ñu seen ay messages ñu def. hashtag Jérusalem challenge. ñu def wala ngeen envoyé ñu yéen seen ay vidéos ñu partagé ko je pense loolu moo gën a yomb. waaw looloo gën a yomb parce que yow moom foo waree feccee yow moom engagement. Ndiaye fu muy feccee da ngeen di daw bàyyi ko. laay ñu dajale directeur yi télé bi. amul rythme man Ndiaye laay waxal Ndiaye amul rythme. bàyyi ñu def directeur Ndiaye. sa micro gi nii sa caméra gi nii waxal. ay Bouba Ndour Birane Ndiaga doo ma dugal de. ñoom ñëpp nga def leen. ama yow yéen ngeen nekk jigéen ñi nekk ci kanam. loolu léegi lu tax ñun nga tàmmuñu si ñun timit mais loolu lu mën a ne la leneen ñi démb dama la fi jëw. nag ma jëw. dafa am benn image bon xam naa ni gis nga ko wala gisoo ko. wala maa la doon seetaan non maa la doon seetaan. image bi waa ji mu ne Touba laa dëkk. Nabu laa bëgg. Bamba laa gëm. waaw kii dafa wax gëm-gëmam. gëm-gëmam li baax léegi monsieur Diouf moom lan la koy waxee nii mairie laa bëgg. non moom day naan. Kaolack laa dëkk. mairie laa bëgg. Baye Niass laa gëm. benn la mais mairie laa bëgg. waaw. kon yow daal amul ñaareel amul ñetteel. déedéet. benn rek la. kese. waaw buuru këram.
yow xam nga doo toog fii ci télé bi naan monsieur Diouf. buuru këram maa ko wax nii assumé ko. mais gis nga challenge yi ñaareel yeeg aaw yeeg ñaareel yi position aaw. non man yooyu duma ko xool. Ablaye tegal ma challenge bi gis nga lii. kooka la. gis nga aaw yi position yi ñuy taxawee. non première femme yi. déggoo ma ne la man ak sama xarit boobu tudd Marème Diagne ba ca Koweït ñun ñaar ñoo bokk yam ñun yii duñ si sax wax. kon mbir yow aawa nga. ñun duñu débat donc gis nga deuxième femme dañuy fraîche. ñun duñu débat si ñoom dañuy ñëw nekk ay xale yu jamono moo tax challenge bi yéen doon ko def de. gisuma la yow mu dugg ci benn yoon man du ma si sax débat. am na beneen sax ay prolongé première deuxième te da ngay continuer. am na beneen waneen Apulaay gi wan ko. xale yu fraîche. kaay ma wax la dara deuxième ay troisième yooyu. kaay ma wax la dara mais seen position gis nga seen bopp bul wax dara. déedéet kaay ma wax la dara non il faut que ma wax la nag parce que loolu mag yi benn mag moom ko mës a wax. gis nga góor yi am ngattaan comme première femme nii. comme Awa ñoom ñoo gagné gros lot bi ndax ñoom ngattaan yi 4 jabar lañ en même temps 1 2 3 4 la. ba njool yi dégg la mais gis nga challenge bi wala yow doo ko challenge bi xew na nag quand même mais insister quand même comme ni ngay defee yëpp rek yow tamit. waaw xew na waaw soyons professionnels jusqu'au xew na mais bon quoi. voilà ay vidéo yi nga xam ne gis nañ ko ci réseaux sociaux yi ak surtout ci internet bi mu nekk ay challenge wax nañ ko ñun dañuy boole utile ak agréable dañuy boole vidéo yi nga xam dañ koy partagé mu reetaan lu heure bi heure relax la heure reetaan la heure xool lu neex wala ci gannaaw bañ leen joxee information yi ñun ñu ñëw yaatal li xew ci biir internet bi li xew ci nag ci biir internet bi yaatu na te ñun dañ ciy ñëw toujours parfois bu ñu vérifier yenn information yi gis nga démb ñëwoon nañu ci fake news boobu nga xamante ni bokkoon na ci image yu inondation yi ñu gën ko leeral wax leen ni xibaar boobu wérul suñu rôle la tamit mais tamit ñu dañuy reetaanloo mais tamit xam nga ñun première deuxième wax naa ko maa ngi leen di tooñ mais góor ñi tamit dañuy bari ay stratégie. ah waaw. stratégie dafa baax. il faut nga wan tamit seen stratégie. xoolal bi Apulaay wan ko. da ngeen ñemee vérifier xam nga li ngeen def moo dul jaadu moo tax ku laal seen téléphone ngeen naaw. seen téléphone jaral na leen seen dund mais stratégie bi bëgg naa ko moom. moo tax ma bëggoon ko wane ñun tamit xam na ñun góor ñu duñ. pour électrocuter ñi partagé mais man fa ngay dee de téléphone bi laay jël. mais man fa ngay dee mais stratégie la. après nga daanu yóbbu la hôpital. téléphone bi koy jël mais stratégie bi lii dafa baax. kon yow yaay conseiller xale yu góor yi ñu def yi. baax na ñun duñu dëbbante dara góor quels hommes on est solidaire. quels hommes solidarité. qui est-il hommes. gis nga stratégie bi dafa baax d'habitude yéenay teg stratégie. pourquoi ñun mosuñu teg stratégie. mais bii moom. baax na ñun duñu teg stratégie de ñun yéen la ñuy topp rek. voilà voilà mu nekkoon ay images yi nga xam ni ay internautes ñoo ñu ko proposé hashtag bi sunu net la gis nañ message yeeg. vidéo yi wala parfois ay commentaires yu am solo yi ñu encouragé ci émission bi mais surtout di jox solo encouragé bu baax ci émission bi li xew ci biir internet bi message yëpp la ñuy gis ñun dañuy ñëw bu relayer rek li ngeen di joxe comme ay message la ñuy jël di ko partagé ndoo ak yéen mais surtout ak téléspectateurs ñun émetteur récepteur la ñun on est le lien. day ñëw rek entre vous voilà day ñëw rek ñun rek jàllale leen ko. voilà passerelle image du jour am na tey benn bu ñu proposé bu am solo. waaw xam naa ne comme tey jigéen ñi nga xëyee. donc ñu won leen image du jour bi Ndiaye ko indi nag du man parce que nee na ñun la bëgg a tendance bi mu xëyee ba léegi ñun lay tendance. acca ñu seetaan ko. wan ñu image yi ñu commenté ko message bi xale bi joxe moo am solo parce que yéen da ngeen ñeme Facebook da ngeen ñeme parfois da ngeen di fàtte sax seen doom yi. nekk ci léegi fan la ñuy fàtte xale yi déglu message bi mu la wax. si vous voyez ma maman sur Facebook dites-lui que je suis. waaw da ngeen di sang doom bàyyi ko fii dem nekk ci Facebook. mais tu sais. julli sax da ngeen koy war a def astafirullah teg téléphone bi nekk ci te Facebook bi war a julli. astafirullah wala da ngeen di jàpp ba pare li ma wax baax am na wala amul. amul. mais bàyyi leen te di ko. oui ma même image bii mën nañ ko jël tegal leen ko pour yéen ak PSP yi jeu yi. waaw loolu dëgg la mais kii yaay yi la waxal. waaw mais xale bii tamit dafa seytaane ndax mënoon na ne moom tamit si vous voyez papa dites-lui que il m'a oublié en faisant son jeu PSP. gis nga dañuy mujj xas mais nekk na image bu am solo parfois gars yi da ngeen di concentré wu trop ci wala
voilà mun dañuy nekk ci Facebook bi nekk ci réseaux sociaux yi ba parfois dañuy fàtte. ne am na leneen lu am solo xam nga maa ngi lay wax julli sérieusement parfois. est-ce que loolu mosul la dal. non non on est cash nag. waaw mais on est cash. parfois doo war a julli nga ne xaaral ma tontu benn message toog. non. julli nag moom franchement c'est un moment kii non man lu may dal mooy par exemple soo waree raxas ndab genre yooyu. waaw ci raxasukaay ndab bi ngay taxaw def nii mais bon xaaral ma tontu lii. mais fekk tu vas passer 30 minutes. voilà donc tu te rends même pas compte surtout boo nekk ci TikTok di swiper rek. non ci raxasukaayu ndab bi moom mën na gis nga internet yi déjà ñi ngi commenter nee nañ l'image en parle beaucoup. waaw mais c'est vrai nag suñu mbokku jigéen ñi dañ leen di interpeller bu baax gis naa ay message Yacine Gueye gis naa message Feuz Mboup wax nañ ko. ñun ak yéen la émission bi ñoo koy partagé ndoog ak yéen gis nañ réaction yi déjà ci réseaux sociaux yi démb on a plus de 2000 commentaires. waaw gis nga rek interactivité bi. di wane ni émission bi ñun ak yéen la télévision Futurs Médias miroir du Sénégal la mu nekk loo xamante ne lu am solo la te ñun dañ koy partagé ndoog ak internautes yi. mais ci kaw loolu tamit Mamadou am na aussi comme ñu ngi ci affaire de réseaux sociaux ak Facebook ma bëggoon ñu waxtaan tuuti ci li nga xamante ne moo di sécuriser sa compte parce que day am ñoo xamante ne nii dañuy am seen compte ñu daal di leen pirater au lieu ñu tëj compte bi dañuy bàyyi compte bi dem créer beneen compte. donc ils se retrouvent avec plusieurs comptes ci biir Facebook bi. mais avant boobu. émission bi dafa garaaw nag. ah lu xew comprendre de. déedéet wax lu garaaw laa lay woon surprise la. invité Déclic. tey émission bu mag bu xam nga Déclic. émission mardi tous les mardis télévision Futurs Médias di invité ay kàngam. dafa def live en direct. am message bu am solo. bu mu ñu jox di nga gis commentaire yi wax nañ la on est cash avec les téléspectateurs mais surtout ak internautes yi. mais invité Déclic bi tey. dañ koy won téléspectateurs yi proposé ko aussi internautes yi te ñoom dañoo am pàcc bu am solo ci émission boobu di Déclic parce que seen ay réaction dafa bokk ci émission bi dañuy réagir ci Facebook bu ci Twitter ci Instagram hashtag bi di Déclic. chaque mardi tous les mardis bu à partir de 21h ci deuxième partie soirée bu télévision Futurs Médias dañuy am ay invités yu am solo chaque jour dañuy gis ni talaata bu jot saa yu ñu ci jógee rek Pape Cheikh et son clic mu nekk koo xamante ni dinañ ci ñëw live yi ñu ngi koy defar tuuti ci ginnaaw. mais dinañ ci ñëw léegi mu def benn message bu am solo pour téléspectateurs de télévision Futurs Médias mais surtout suñu émission bi ñun nag vraiment on est honoré quand même. on est honoré et merci à lui ou à elle. pour message am bi waaw surprise donc en attendant est-ce que mën nañu wax ci mbirum Facebook bi wala dañ koy dugal léegi. non bu paree ñu tegal leen ko après ñu ñëwaat. kon ayca kon ñu seetaan surprise bi daal di ñëwaat. voilà pareegul mi ngi ñëwaat mais entre temps. en tout cas lii mais dañu jóg ci vraiment di gën a di remercier internautes yi gis naa réaction yi ñi ngi ñëw ñenn ñi ngi xaar kii kan la beeg tey kan mooy question bi nga xam ne posé woon nañu ko démb réponse bi dinañ ci ñëw léegi nag du yàgg mais entre temps dañuy ñëw rek ci li nga xamante ni mooy invité Déclic bi ñu ngi koy waajal réaction xam nga rek luy jógee ci internet bi jaar ci technique bi doo ko jàll ci télé bi dafay xaw a jël temps tuuti rek mais du yàgg léegi ñu proposé leen ko mu nekk lu am solo lu nga xamante ni wax nañ ko télévision Futurs Médias miroir du Sénégal la ñun ak yéen ñoo yem miroir du Sénégal nag xam nañ ko donc ñun lii xew fii rek mooy xew ci Sénégal donc dañu leen di gën a jege yéen population bi ñu leen di gën a jege ci ay images gis nañ ko li fi xewoon ci inondation yi lépp li nga xamante ni jot am nañ ko comme ay images dañ ko partagé ndoog ak yéen téléspectateurs yi partagé ndoog ak yéen internautes yi démb gis nga ñu ay images yu bari yi nga xam ne internautes yi ñoo ñu ko doon proposé ak hashtag bii di sunu net ci émission bi fexe nañu ba am ci dajale ci gën a am solo daal di koy partagé donc ak téléspectateurs yi. waaw daal di ko partagé ak téléspectateurs yi te bu leen fàtte nekk léegi dañu am suñu sponsor boo xamante ne il a rejoint l'aventure de li ci internet bi du xew ci biir internet bi ak ñun. mu di CBS fële sa 77 420 34 48. donc pour boo leen fa bëggee ma nga fële ci rond point cité Kër Góor gi. di gagné li nga xamante ne moo di ay téléphone portable ay coque ay appareil électroménager loolu yëpp d'ailleurs tey defe naa suñu gagnant bi sax boo moytul mën nañ ko jox benn cadeau. tey dañuy comme ni ma ko waxee dañuy choisir kenn ci ñi joxe bonne réponse bi mais dinañ ci ñëw ci kanam. mu dem foofu. waaw jël photo selfie. waaw yónnee ñu selfie reefaan lay jël wala. jël cadeau selfie reefaan. selfie reefaan wala selfie yeneen dëkk rek nga choisir reefaan. waa ju baax moo tax
déedéet waaju baax rek moo tax dafa ma neex. voilà ñu déglu li ma doon wax sànq invité bi di Daouda Sène. interview baa ngi noonu mën nañ ko déglu message bi nga xam ne jox na ko téléspectateur di leen jox di daje ngoon ci émission bu mag bi di Déclic. Téléspectateurs yi tey maa fi ñëw pour expliquer leen ko nan la ñuy sécuriser compte Facebook ndaxte ñu bëri actuellement ñu ngi utiliser Facebook souvent dañuy wax ne sama compte dañ ko piraté wala sama mot de passe dañ ko fàtte léegi li ñuy def mooy dañuy créer waat beneen compte loolu nag mën nga ci bañ a egg su nekkee sécuriser na nga ko sécuriser boo xam ne vraiment premier niveau la. ñu ci bëri application Facebook la ñuy utiliser donc da ngay dem ci paramètres application ci paramètres yi soo demee ci paramètres am na fu ñu bind paramètres et vie privée soo duggee ci paramètres et vie privée am na ñetti astuce actuellement yoo xam ne mën nga koo def pour sécuriser ko li ci njëkk mooy de temps en temps di ci gën a bëri del changer sa mot de passe mooy chaque 2 semaines wala chaque 3 semaines nga changer sa mot de passe loolu dañ koy digal lu bëri ñi nga xam ne ñooy utiliser application Facebook beneen bi mooy appareil boo dugg ba connecté wu ci après mën nga ñëw nga déconnecté wu soo déconnecté ba pare nag ci même espace boobu ma la expliqué ñu bind paramètre mu ñu bind connexion et sécurité mën nga fa dugg soo fa duggee nga déconnecté ko appareil bi nga njëkkoon connecté wu loolu tamit paramètre boobu mën nga ko beneen astuce bi nga xam ne boobu la bëggoon naa ko expliquer aujourd'hui mooy nga choisir ndaxte Facebook may na la nga choisir 3 ba 5 nit yi nga xam ne man am nga ci ñoom confiance nga xam ne da nga koy paramétrer ci say sécurité ci même espace boobu nga xam ne da nga koy paramétrer ci sécurité ba nga xam ne aujourd'hui tey maanaam su nekkoon sa mot de passe donc fàtte wala ñu piraté la ñoom Facebook moom ñooñu lay envoyé code benn code de sécurité code boobu ngay jël nga dugg yow ci sa Facebook nga dugal ko soo ko dugalee sa Facebook bu beekuwaat loolu moo gën ngay ubbiwaat beneen compte di ko recommencer à 0 wala ngay ñëw ñu naan nga naan dañu piraté wala yu demee noonu loolu lañ lay indiloon tey pour gën leen a ñaax ci ngeen farlu ci sécurité réseaux sociaux yi ndax lu am solo la jërëjëf. voilà yéen a ko corrigé seen bopp kooku Daouda Deme la mooy sujet bi Merry doon annoncé sànq mu nekk sujet bu am solo ci internet yi nit ñi doon laajee nan la ñuy sécuriser suñu compte Facebook yi kooku nag benn internet moo ñu ko demandé woon moo tax ñu xool ci kenn ci acteur digital yi kenn koo xamante ni xam-xamam màcc na ci muy Daouda Deme di koo xamante ni aussi ku xam-xamam màcc lool ci mbirum réseaux sociaux yeeg ak Facebook yeeg ak mbirum internet mu wax ci nan la ñuy sécuriser li nga xamante ni mooy suñu compte Facebook bi parce que ñu bari c'est vrai mais ñu bari dañuy am seen compte Facebook day bloqué ñu ubbiwaat beneen ñu compte bi bloqué ñu ubbiwaat beneen compte bi bloqué ñu ubbiwaat à la limite parfois tu te retrouves avec 7 comptes yoo xamante ni doo xam mot de passe yenn saa booy def recherche yi sax nga koy xam parce que am na ñoo xamante ne sama classe gi dañuy gaaw a fàtte mot de passe donc buñ ko fàttee ñoom li ñuy def au lieu ñu dem reset mot de passe maanaam changer mot de passe bi ñoom dañuy dem créer beneen compte bu bees am na ñoo xamante ne nag dañuy usurper seen identité maanaam dañuy sàcc seen photo léegi ñoom au lieu ñu tëj compte boobu wala signaler ko dañuy bàyyi foofu compte bi daal di dem créer waat beneen compte donc ce qui fait que di nga am benn Mamadou Ndiaye ak plusieurs comptes boo xamante ne c'est relié à toi te Facebook dafa am ay algorithmes yoo xamante ne dañ koy coller te dañ lay rattacher à ces comptes là donc ak loo mënti créer algorithme yi dañ lay rattacher tout le temps parce que c'est les mêmes informations qui reviennent voilà donc il est mieux comme ni ko suñu acteur digital bi waxee nga gën a sécuriser sa compte gën a def li nga xamante ne moo di paramètres d'identification yi ak par exemple booy dugal sa mot de passe yenn saa yi dañ la koy yónnee sa téléphone bopp nga xam ne lii sa téléphone bopp la mën nga duggee avec sa mot de passe téléphone aussi sa compte Facebook donc il est important de faire ça benn pour sécurité amul à 100% mais benn
us yi mën laa am wala loo xamante ni nu may sécuriser samay compte mooy sama compte yëpp man damay changer sama mot de passe chaque 6 mois. Chaque 6 mois effectivement ça aussi c'est recommandé tous les 3 mois ou tous les 6 mois sax la ñuy wax. 6 mois ngay changer say mot de passe su ko defee je pense pas à 100%. mais di nga sécuriser sa compte Facebook wala sa yeneen compte à 95%. voilà donc conseil la. lu am solo la te mairie invité Déclic bi. sànq li ma doon wax dama ko bëggoon bàyyi suspense bi. réseaux sociaux yi déjà maa ngi doon laaj kan la ñu jàpp ni moo nar a nekk invité Déclic bi tey ko gis yow. ah tey xam naa ne da mën a nekk góor. góor la waaw. waaw waaye nag kan la jox la kenn. non. message la ñu defal ñun ak téléspectateurs yi ak internautes yi li xew ci biir internet bi ñu déglu invité Déclic bu tey bi ci deuxième partie soirée ci télévision Futurs Médias. man maître El Hadj Diouf seen xarit maay invité Pape Cheikh Diallo émission Déclic bu TFM tey talaata ci guddi bu 22h jotee bu ko kenn tardé dina waxtaan ci actualité bi lépp lu ñor Sénégal rendez-vous ce soir merci. wax na ko maître El Hadj Diouf mooy invité Déclic tey deuxième partie soirée fii ci télévision Futurs Médias Pape Cheikh et son clic tey hashtag bi Déclic la wala Déclic TFM bu leen ko fàttee internet yi déjà ñi ngi am voilà ñi ngi yàkkamti gis maître El Hadj Diouf ak xam nga rek moom maître El Hadj Diouf moom xam nga ni. waaw maître El Hadj Diouf moom xoromoon dafa moom xoromu boppam la moom. waaw moom day neexal émission moom. gis naa déjà internet yi ne leen incha allah ñu ngi koy xaar gis nga commentaire yaa ngi nii député du peuple déjà commencé nañu annoncé maître El Hadj Diouf moo nar a nekk invité Déclic tey deuxième partie soirée Pape Cheikh et son clic ñu fas yéene ñëw yaatal ci ay actualités yoo xam ne dina leen soxal saa yu ci benn invité ñëwee bu jógee di ngeen am benn déclic ci li nga xamante ne noonu la réew mi di doxee te loolu nekk na lu am solo leneen li ñu continuer ak li internautes yi di xaar démb résultat kii kan la bi wala ñun ñoo koy découvrir ndool ensemble. waaw. image baa ngi nii. image baa ngi nii résultat bi. am na sax ñu ne man la ñi ko trouvé bari nañ nag. am na ñu ne man la yow. yow. waaw gis naa fa mairie bi. man kay dama tiit sax ba ma ko xoolee wax man damay xaar commentaire. dama ko man saa yoo waxee maa ngi xaar mi commentaire. ngi noonu ci commentaire ci sunu net bi. nee naa ko ndeysaan kii ku ma bëggale. nee naa ko kii ku ma bëggale xam ngeen ne kii Viviane la reine. mairie Viviane la daax. déggoo li ma wax xanaa déggoo li ma wax dama ne kii ku ma bëgg la waaw. mais nag les goûts et les couleurs ne se discutent pas très cher. dëgg la xam naa monsieur Diouf moom yaa koy dàqal. waaw fuuf. mais pour man ni yow ma foogoon ne yow pour man ma foogoon ne yow sa jabar moo daax. dëgg la ah loolu kay bëggoon comparé. léegi sa jabar ak Viviane ko daax ñëwal. mais réponse baa ngi noonu. gis nga kii El Hadj Doudou Ngom mii moom lañ choisir parce que ni mu ko defee nii ñun nii lañ ko bëggee sax. voilà il a très bien fait et puis dafa innové. dafa def sunu net. dafa innové def sunu net def Viviane Chidid def avant après. kii nag moom ci vrai xale yi 2.0 la bon. xaw ma ko mën on suppose waaw parce que si internet lañ nekk donc supposons que. nañu bindaat ñu yóbbu ko ci jil yi CSD mu dem jël fa lowam photo wu man maa ko wax. donc El Hadj Doudou Ngom félicitations. tey yow la ñu tànn. comme étant suñu gagnant wu kii kan la. donc nag ñu bind muy man muy Mamadou Ndiaye su ko defee moom mu yóbbu la ba fële nga daal di tànn sa lot ñu daal di image à l'appui daal di la defal photo di ñaax aussi ñi nga xamante ne ñooy ñeneen internautes yi ñu continuer di jouer. ndaxte fu mu ne di waaw. jouer wuñu de dañuy foo. waaw mu ngi noonu jouer de mooy foo. non jouer boo dee jouer dañuy mel ni ay gagnant dañuy kon nañ continuer di foo ñooy neexalaate rek. ñu continuer di foo su ko defee ñun ñu leen di neexal ñun joué wuñu de. te joué mooy foo rek. ah tamit Ndiaye nag boo joué dañuy yaakaar ne ay gagnant la lu perte. sa café bi nga naan neexul tey moom café bi nga naan neexul. tey wax naa la boo ñëwee di nga daj lu bari. ma ne tey moom café bi nga naan neexul kon bàyyi ma jàll ci kii kan la bu bees bi am na ku ma leen indil tey. kan la mais góor la nag résultat bi nag da nga ko fàtte di démb dañ ko laajte woon. waaw wax nga dëgg ñëpp di ko laajte. non fàttewu ma ko. ñu joxe xam nga réponse bi yow. ñëpp dañuy posé question ñëpp am na benn pas transporteur wallaay daf ma envoyé audio. di ma wax lii li muy signifié. rassemblement des transporteurs. waaye man dama dégg Yoff. mais ñii dañu ne rassemblement des transporteurs ñenn ñi ni waa yëmbal ne yëmbal. waaw waa Yoff ne Yoff loolu ma jaaxal. parce que sànq ñu ngi ko doon débat ak waa yëmbal dañ ne yëmbal est. waaw waa Yoff ne ñoom est Yoff est. timit en tout cas RT bi rassemblement des transporteurs la. am na sax ñu ne Yoff et environ. Yoff et environ voilà mën na nekk.
mais réponse bu baax bi mooy pas transporteur bi li ma wax na source bu crédible la rassemblement des transporteurs yëmbal fact checking naa ko yëmbal est moo gën ndax boo nekk rapide di xam ni bu baax waaye am na ay xale yi tamit yoo xamante ne def nañ ko détourné nañ ko waaw ñoom nee nañu affaire bi mi ngi tuddee roube tali bi yokk embouteillage RTY ñu ne roube tali bi yokk embouteillage nii nañ ko changé. non xale dañu am inspiration. à chaque fois bu ñu demandé benn affaire noonu def gars yi am inspiration changé ko tuuti ñun ñëpp xam nañ gis nañu ci réseaux sociaux yi ni muy demee internet ak détourné. objectif bi dafa ànd. dafa xew. donc ñoom tamit noonu la ñu détourné li nga xamante ne moo di sigle bi ñu laaj te muy roube tali bi yokk embouteillage. dëgg la voilà. lii lan la. tey lan nga indi nii lan la. tey nag kii kan la d'abord. li ma indi kii kan la kii laa indi. xanaa kii nag. kii moom. dina xaw a jafe tuuti ci kër ci pour internet yi trouver ko. kii moo tax ma sëgg yow booy wax rek. man maa ngi xaar kii moom mënu ma yaakaar ne gars yi nañ ko xàmmee. kii daal. mais kii yëpp naa ko nag. kii moom mën naa ko yow yaa ngi joxe waat indice gis nga Ndiaye man dinaa la mujj a xaañ ci biir émission bi bàyyil su ma fi indee kii kan la ngay joxe indice yi. waaw bàyyi naa noppi naa. bàyyi internet yi ñu trouvé. kii kanam gi ndaw na nag fii buñ ko indiwaatee di nga xam ne yàlla nee na waaw. astafirullah est-ce que doo bàyyi jàmbur. te nga bàyyi internet yi ñu trouvé lii. kii buñ indiwaatee kanam photo bu bees. di nga xam ne yàlla nee na waaw. waaw baax na léegi internet yi. ak téléspectateurs yi wax leen ñu pour vous kii ñu leen tegal ci photo bi kan la. su ko defee ñu daal di jàll léegi avec la complicité de Apou. si lii lan la aussi ñu daal di leen indil lii nii. lu jaune lii ngeen di gis. ñu bëggoon rek ngeen wax ñu lii lan la tamit. ngay lekk nañ ko temps primaire. yow lii xam nga ko bu baax yow. man yii yëpp xam naa yow. sa goûter la woon. man vrai xale nga Ndakaaru Sénégal pur. dégg li. juddoo fii foowee fii màggee fii dafa fet lépp. moom kay wax nga ma ko wax nga ma ko moom école primaire yi. wax nga ma ko moom ndeysaan donc internet yi gis ngeen ko lii yu démb lañ leen di indil. moom tamit mu nekk benn rubrique boo xamante ne nii gars yi bëgg nañ ko trop Ndiaye. donc ñu ne woon rek tey dinañ leen indil lu jaune li. su ko defee génération 2000 ñu daal di si dem defi ji ay recherche keroog am na benn internet bu ma ne moom rubrique bi da ko neex trop parce que daf koy pousser à aller demander à sa mère ak ñeneen ñi li nga xamante ne nii moom mooy looloo xewoon ñun suñu temps wala temps wu suñu yaay donc c'est bien en fait c'est bien objectif réussi kanam gi de non dinañ ko xàmmee mais yow yaay joxe kii yi kay. indice yi kay. bàyyi naa ko léegi noppi na mais lii lan la voilà lii lan la gis nañ ko mooy lu jaune loolu ñun ñëpp lekk nañ ko temps primaire xale yi 2000 xam naa duñ ko gaaw a xam leneen li mooy punchline balaa ñoo jeexal. waaw punchline bi rek benn texte la boo xamante ne dafa am sens bu baax. donc ñu ne nañ ko partager ak yéen donc nee nañ si vous voulez réveiller l'humanité vous devez d'abord vous réveiller vous-même. Et si vous voulez éliminer la souffrance de ce monde vous devez d'abord éliminer ce qu'il y a d'obscur et de négatif en vous-même. Et en vérité le plus grand don que l'on peut c'est au monde c'est sa propre transformation. Donc balaa ngay bëgg a changer li nekk sa wet wala balaa ngay bëgg a changer keneen wala balaa ngay bëgg a changer le monde. Change-toi toi-même parce qu'il n'y a qu'en devenant meilleur que tu peux influencer en bien. Donc balaa ngay changer ñeneen. am na benn citation Gandhi. Soyons nous-mêmes le changement que nous voudrions voir dans le monde. Voilà. balaa ñoo changer dara dañ koy. Soyons le changement que nous voulons voir. dans le monde voilà donc. ñu bëgg a changer. balaa ngay commencer fële effectivement dafa gis grands axes yi rek. c'est vrai balaa ngay bëgg a changer leneen. muy dëkk muy doxalinu dëkk yow changer sa bopp parce que boo changer sa bopp affaire bi cycle lay nekk. dafay toppante nekk pour ñun ñëpp. waaw ñun ñëpp te ngay tere sànni ñuy. for mbalit yi nekk ci mbedd mi. exactement bul sànni yow sa bopp. voilà yow si boppam boo ko jëlee denc ko keneen gis def ko ainsi de suite ainsi de suite. non loolu am na solo. balaa ñoo jeexal vidéo yi nga xam ne moo intéressé maire yi. vidéo yi tëj. waaw li ci internet bi. ñu di tàggatoo lii nag nekk na lu am solo li nga xamante ni Snap génnee na ko. waaw en fait yow est-ce que tu te rappelles yow depuis kañ lañ nekk ami Snap. non.
léegi nag sur Snap il y a un filtre bu bees la boo xamante ne nii boo demee ci filtre bi da lay defal par exemple yow sa ami avec Mamadou Ndiaye depuis combien d'années la donc nous d'après le filtre on est amis depuis 3 ans 5 mois et 5 jours. super équipe bi ci ginnaaw ñi ngi xamal ni suñu heure jeex na tàkk bu ñu toppul neexaay bi nag ba xam ne suñu heure bi jeex na gars yi dañuy dagg léegi de ndax suñu heure bi jeex na donc di leen jox dig daje ba suba di gërëm bu baax CSD di nekk fële cité Kër Góor gi sponsor officiel émission bi numéro téléphone 77 420 34 48 wala 33 22 47 00 wax nañ ko ay matériels yu am solo téléphone portable yeeg électroménager yaa ngi foofu boutique baa nga rond point cité Kër Góor gi fekk leen ko fa am na yu am solo yi nga xamante ni dina leen soxal yéen ñi nga xam yéen téléspectateurs yu télévision Futurs Médias kii trouvé loolu nag nañu bind ak hashtag bi sunu net jox leen dig daje ba suba mairie tàggatool ba suba rek incha allah même heure seen heure bu baax bi donc si émission li xew ci biir internet bi. jaajëfal internet yëpp gis nañ message yi gis ngeen nii message yaa ngi nii en live lañ leen di gis. des na tuuti ñu commencé. di nuyu ñëpp depuis Mauritanie waa Mauritanie ñu ngi suivre bu baax. béggee nañ leen ba suba incha allah. Comme ça, vous voyez, hier j'ai sorti la nuit, je suis venu, j'ai trouvé tout ma chambre il a cadavré, tu vois. Dieu il est grand, Dieu il n'est pas l'homme, s'il était l'homme, il allait pas me sortir ici. Dieu il m'a dit sors de la chambre, mboudoum, tout il a tombé dedans. Voilà, bonsoir, maman, c'est le monsieur, comme vous la voyez encore derrière dans la moi, vous sommes. CSB, Samsung.